waxtu wi jot na am mbégte ca waxtu di leen dégtal xibaaru bés bi fii ci Seneweb lu ci gën a fës bokk na si mbirum xale bu jigéen bi lee di Adja DS mi nga xamante ne ni taxaw na ci kanamu àttekatu tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru ngir wàllum escroquer ay commerçant li ni mel nag lu ko yóbbee du leen daal du la bañ a rek bëgg a protéger famille am bi nga xamante ne ni dafa am kenn ku am ay vidéo pornographique ki nga xamante ne ni moo di waajuram bu góor bu ñu sukkandikoo ci quotidien bi di Libération douane daal dinay teg loxo lim gu takk lool ci yamba juma bi la ñu génn yema woon nag fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février ci ay booru 16h mbir yee yëpp na mu tëddee ak rek lim ka ca ñaata la toll dinañ leen ko leeralal. Commissariat bu Parcelles Assainies unité 15 démb ci ay booru 19h56 la ñu leen yëgal ni daal daa am kenn ka nga xamante ni xelam neexul ku jàmm waajuram bu jigéen ak maam bu jigéen ba noppi daal di xaru li ni mel mi nga xewee ca diwaanu HLM Grand Médine. Tribunal correctionnel daal dinay def liggéeyam ci mbirum daw ba prisonnier bu siiw bile di Baye Modou Fall ñu gën koo xam ci turu Boy Djiné moom nag daal dinañu koy condamné danañuy wax rek ci li nga xamante ne nii mooy wutale syndicat unitaire des enseignants du Sénégal ak recteur université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru li ni mel nag amaluñ ko ni ki démb la ko wundu daal dinañ koy daal di xamle. Grève ba ña nga xamante ne ni ñooy yëngu ci wàllum paj mi soo méttiwulee dinañu gàllankoor bés yu ñu jagleel ñàkku ba poliomyélite yu ñu prévoir ñaar fukki fan ak juróom ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ci réew mi yëpp ñoom ñooñee nag fas yéene banque seen bi yoxoo la ñu xamle jaarale ko ca ko yor seen kàddu dinañ leen ko dal di jottali ci waxtu bi nga xamante ne ni armée française bi jógee ko na Mali njiiti réew mi Macky Sall daa jël décision yebal juróom-ñetti téeméer ak juróom fukki militaire sénégalais foofee ci kile di Assimi Goïta bi le xibaar dinañ leen ko gën a yaatalal. xare daal dinay juddu ci diggante Ukraine ak Russie njiital réewu Russe nag di Vladimir Poutine kàddu ya nga xamante ne ni daal moom la xëy xamle di ay décision ya mu jël dinañ leen ko xam waaye itam li nga xamante ne ni moom la Macron dal di xamle ci li ni mel. état bu Sénégal engagé na ay poursuites judiciaires jëmale ci société française bi leen di DOC si lu ñeel takk-takk bu amoon ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août atum 2021 ci fukkeelub étage building administratif Mamadou Dia li ni mel nag lu tax rek mu daal di koy def dinañ leen ko gën a leeralal. bu ñu sukkandikoo rek ci xibaar yi ñu jot ab candidat wu coalition Yewwi Askan la ñu daal di fal meeru Njëbel waaye nag kookee ñu fal waxtu ba ñu koy fal li ni mel mu nga tëdd ca diwaanu kaso ga di mbir mu yéeme lool. Yewwi Askan wi nag ana yan tànk lañ si taxawee dinañ leen ko xamal danañ wax si lu ñeel people mbirum Ndeye Fatou Tine ñu gën koo xam ci turub Titi moom nag daal dinay joxe rek xalaatam ci mbirum suñu stade bu bees bi la ñu dippee Ablaye Wade waaye itam am la mu xamle ci lu ñeel carrière rek musicale am waaye itam ci digganteem ak kile di Viviane Chidid. Pawlish Mbaye gannaaw Adamo daal dina àddu rek ci rek li nga xamante ne ni moom la ñuy def Wally Seck ca ba ñuy inauguré stade Ablaye Wade ñu ne rek dañu ko fa saboté. Pawlish maire ba futu ab live la def daal xamal si ñi nga xamante ne ni ñooy daal ay détracteur Wally ay dëggam loolee yëpp bu yembee dañ si toftal xibaaru tàggat yaram yu ñu koy ndar keppe mbokk yi lii lee mooy tënk yi bu ngeen taaxirloo rek nees tuut gannaaw bàkk bi ñu daal di koy faram-fàccee. mu nga ak asalaamaaleykum nuyu leen bu baax yéen ñu safoo Seneweb di ci taataan seen ay xibaar yu wér te wóor na ma leen ko diggee woon rek laa koy dal di defee xale bu jigéen bile di Adja DS taxaw na ca kanamu àttekatu tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru gi lu mu escroquer ay commerçant moom nag nee na daal ku ñuy wax Angela Gomis moo ko doon chantage depuis juróomi weer ak ab vidéo pornographique waajuram bu góor naka noonee mu ne Angela proposé na ko sax ngir mu jaay boppam mu daal di bañ mu biral vidéo papam boobee ba mu bañ nag nee na la ko daal di nag wax ne daal kon nay arnaqué ay commerçant ak ay bijoutier ngir rek sauver honneur famille am élève boobee di def terminal daal di koy nangu di njuuj njaaj ba ñuy jaarale ci Orange Money bu demee daal ca yooyu les boutiques bu jëndee day ne day fay par Orange Money laata muy génn ka nga xamante ne ni moo ko sant daal di koy annulé tax daal commerçant yëpp dem Sonatel signalé li ni mel élève ba nag jot na see dóor sax lu toll ak 2,300,000 ci suñu koppar avocat ba daal sàkku si tribunal ngir mu génne Sonatel ci partie civile bi ndaxte subirul benn préjudice. bu ñu sukkandikoo ci quotidien bi di Libération douane daal dinay teg loxo lu tolloo ko junne ak ñaar téeméer ak ñeent fukki kilo yamba ajjuma bi la ñu génn yemoo woon ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum 2022 bi la ñu nekk ci ay boor 16h opération bi ñoo ngi ko amale ca poste de contrôle bu Koungheul ci corridor Dakar Bamako bi drogue ba nag ñoo ngi ko
rek suruxaloon ci biir ab double fond wu camion malien ba doon dem ca Ndakaaru. valeur drogue ba ñoo ngi ko xayma ci rek téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti millions si suñuy koppar. chauffeur ba teg nañu ko loxo ci waxtu bu ñuy wëyal li nga xamante ne ni moo di enquête bi ci même bés boobee sax ci fàttali ci ay boor 13h brigade mobile bu Diourbel teg na loxo lu tolloog ñaar fukk ak ñetti junne ak rek ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti boitu ay façon garab ya nga xamante ne ni ay garab yu bon la gannaaw ba mu doone yu ñu defaraat. commissariat bu Parcelles Assainies unité 15 dem bi ci ay boor 19h56 la ñu leen yëgal ni kenn ku xelam neexul daa jam waajuram bu jigéen ak maamam bu jigéen ca seen kër nekkee ca HLM Grand Médine laata muy xaru ba ñu fa wàccee nag la ñu gis ne wu kookee nga xam ne xel ma neexul woon di MND ñamu jam nag di yaayam a Ndiaye ak maamam yaay M Diop. sapeur pompier ya ñoo leen évacué hôpital principal bu Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci Ana Ndiaye Dajouza nee na frère am nga xamante ne ni xel mi neexul daa jam seen yaay ak seen maam laata muy tëbbee ca terrasse ba dal di daanu ca buntu kër ga di lu sabab génnub àddunaam am moomee sax ne nañu interné nañu ko dudul benn yoon du ñaari yoon ca hôpital psychiatrique bu Thiaroye. beneen musiba amee bi la yoon ca diwaanu Saint-Louis foofee nag askan ba fa yeewoo ca quartier Daaru jommet la ñu def gannaaw ba fa ab waay bu ay atam toll si juróom-ñaar fukk ak juróom dal di xaroo moom moomee di Djibril Sall daa demoon foofee ca Saint-Louis ngir teewee procès wu doomam bu góor gannaaw loolee paa bi daal deful dul xaru ci ab balcon indil rek ña doon romb ak dëkkandoo spectacle bu yéeme lool te doy waar. tribunal correctionnel def na liggéeyam ci mbirum daw ba prisonnier bu siiw bi lee di Baye Modou Fall gën koo xam ci turu Boy Djiné moom nag juróom benn weeru kaso lëmb la ñu ko daan ci waxtu bu ñu daanee naataangoom ya ñetti weeru kaso lëmb lu ñeel nag garde pénitentiaire ya dañu leen bàyyi toppeetuñu leen dara ci fàttali Boy Djiné dafa dawee woon ca prison bu Camp Pénal njeextalu weeru mai atum 2021 laata ñu koy teg loxo ba mu defee juróomi fan ca diwaanu Tambacounda. ba tey ngeen di teewlu xibaaru bés bi fii ci Seneweb mbir muy wutale syndicat unitaire des enseignants du Sénégal ak recteur université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru amal lu ñu ko niki démb bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien daal dinañu koy dàkk ba rek juróom-ñeenti fan ci weeru mars lu ko waral bu ñu sukkandikoo ci àttekat bi du leen dudul daal lu ñu fayul consignation bi ñeenti jàngalekat institut de formation des langues étrangères di rek 50 000 ay membres syndicat unitaire des enseignants du Sénégal jébbal nañu citation njiital assemblée wu université Amadou Ly Mbaye ak rek directeur IEF. gouvernement beek syndicat wu enseignants yi tey ci alxames gi la ñu waroon rek daje waaye nag boobule réunion ñu waroon a sekk dañu ko dal di dàkk ba ëllëg ci àjjuma ji war a yem ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bu fukki waxtu jotee ci suba seen ndaje bi nag dañu ko dal di dàkkaat ba ëllëg ndaxte conseil des ministres bu ñuy rek indi tey moo ko dal di waral déggoo nag amagul ba tey ca seen ab diggante ñoom ñaari parti ya état bu Sénégal juróom-ñeenti fukki milliards ci suñuy koppar daal teg ca table négociation bi ngir satisfaire syndicat ya nga xamante ni dañoo woon gannaaw la leen gouvernement bi dal di proposé. grève ba ñuy yëngu tamit ci wàllum paj mi soo moytuwulee dina gàllankoor ba si ñu jagleel ñàkkub poliomyélite yu ñu prévoir ñaar fukki fan ak juróom ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février si réew mi yëpp bu ñu sukkandikoo ci ku yor seen kàddu di Cheikh Seck kuréel gu ëmb ñay liggéey ci wàllum rek wér gu yaram dañuy woon gannaaw activité yi te dañoo fas yéene woon rek amal ab grève ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars waaye nag dañu ko dal di anticiper tax daal ñu fas yéene banque seeni bi yoxoo ci bés ya ñu jagleel ñàkk si réew mi yëpp te tamit nee nañu dinañu banque tamit seeni bi yoxoo ci yeneeni programme yuy ñëw lu ñeel nag courrier ya ñu yónnee présidence de la république nee nañu daal ministère de la fonction publique képp moo xam le ni daal jot na ca ministère de la santé ajjuwu ca benn yoon tax daal ñu ne nag bu état deltuwul gannaaw ñoom ñoo ñee duñu deltu gannaaw. si waxtu bu armée française bi jógee ko Mali njiitu réew mi Macky Sall daa jël décision yebal juróom-ñetti téeméer ak juróom fukki militaire sénégalais bokk ci ñaar fukk ak benn di soxna ca Assimi Goïta ñoom nag dinañu leen daal mettre ci disposition mission multidimensionnelle bu Nations Unies yi daal di intégré ngir jàmm am ca Mali jàmbaar ya nag démb la ñu jot drapeau bi ci ay yoxo général brigade bi di rek Fulgence Ndour chef d'état-major de l'armée de terre seen mission nag du leen lu dul dal aar ville ya ñu libéré ci bëj gànnaaru Mali sans ñu boole ci patrouille yeeg ay opération surveillance ak contrôle.
comme ni ma leen ko junjee ci bopp xibaar yi xare daal dinay juddu ci diggante Ukraine ak Russie njiital réew ba Russe nag di Vladimir Poutine moo xamle nag ne jël na décision ngi daal ab opération militaire bu spéciale depuis nag ba opération yi tàmbalee daal teel ca Ukraine dégg nañu ay explosion ci yenn ville ya bu ñu sukkandikoo ci média yu bëri Poutine nag nee na décision am bi dara waralu ko lu daal woote wëllu ba mu jot laata xare bi ak yi ay ngànnaay di door xeex médiatique ba toppandi ca président ukrainien yi nag sàkku si armée wam bi daal ngir ñu fexe perte loolu daal lu bëri seen adversaire yi laata état major armée ukrainienne bi di xam le ni daal juróomi avion wa ila roplan ak benn hélicoptère agresseur bi daal dinañ koy abattre wa ila daal dinañu leen di abattre. Vladimir Poutine nag avertir na réew yu bëgg a dugg rek ca boobule conflit gannaaw ba Macron waxee rek ne Russie ngir daal ñu dakkal ci na mu gën a gaawee yooyu les attaques. État bu Sénégal engagé na ay poursuite judiciaire jëmale ci société française bi lee di DOC ci lu ñeel takk-takk bu amoon ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août atum 2021 ci 10e étage building administratif Mamadou Dia bu ñu sukkandikoo ci observateur état dafa rabattre rek ci compagnie d'assurance bi nga xam ne société française bi dafa souscriroon benn police ngir daal fay loo leen yooyu lee yàqu-yàqu société française boobee moo yoroon wàllum nettoyage baie vitrée yu boobule bâtiment te ba ñuy amal seen liggéey nag la ñu sabab boobulee takk-takk entreprise Baba Ndiaye SA la ñu daal di tànnoon ngir mu def liggéeyu ba rénovation bi di rek juróom-ñetti milliards si suñuy koppar. bu ñu sukkandikoo ci source ab candidat wu coalition Yewwi Askan Wi la ñu fal meeru Njëbel nekkee ca département bu Kaolack te mi ngi nekkoon ci kaso gi moom moomee sax ñoo ngi ko teg loxo laata ñuy amal élection locale ya ñu doon amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier gannaaw ba mu ñàkkee mën a defee rek liggéeyu meeram ay leader Yewwi Askan Wi tàmbali nañu démb daal di waxtaan seen biir ngir rek tànnal ko koy wutu. Ndeye Fatou Tine ñu gën koo xam ci turub Titi nee na daal mbëbét bu am la li lee di suñu stade bu bees bi leen ñu dippee Abdoulaye Wade gannaaw loolee Titi daal dinay xam ne ni kontaan na si loolu ndaxte maître Abdoulaye Wade monument la daf ñu bercé ba tax na daal lii tey lu war la waaye nag waruñu cee yem ndaxte mën nañu koo déjë it yeneen i place ba loolu weesoo la si Titi prox ndoolu ne daal génnee na ñaari nouveauté di rek dikkati na ak personnalité te yeneen ñoo ngi ñëw laata muy naan Abdou ak Viviane nag lu waral mënula nekk. Pawlish Mbaye àdduna ca la ñu saboté Wally Ballago Seck ca xew-xewu inauguration stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio amu mertier ba futu Pawlish ab vidéo la def dal di xam ne ni daal lii du bëree foo képp la ba tax na du ñu def ñaaw na trop ba fu ñaaw yem xale bu ndaw nekk ci yoon ñu bëgg koo xeex waaye yàlla def na ba Wally du ragal te tey la gën a xew gannaaw loolee Pawlish ne leen nag Wally romb na leen amul seen jot te bokkuñu sax fréquentation ndax Wally rek mi ngi ci bërëb yu mag yi réewum Dubaï ak këram waaye nag ñoom ñooñee ba yemuñu niveau ak ki nga xamante ne nii moo di waa ndax ñoom seen soirée file rek la yem te lu leen gën a xesaw gémmiñ amul seen gémmiñ raw foos ci xesawaay naka noonu mën a leen nag Wally lu mu am yàlla moo ko may tey rek mënuñu ca lenn kenn mënu ko toroxal mu tontu leen ko ci ab vidéo bi nga xamante ne nii daal dina koy def. noonu laay xuusee ci xibaaru tàggat yaram Sadio Mané mi ngi wëyandi di marqué histoire ligue bu njëkk bi mu def benn doublé démb ci àllarba gi ca bañu janoog Leeds attaquant Liverpool bi daal dinay roppi Didier Drogba ci classement au buteur africain yu gën a xarañ ci ligue bu njëkk bi fukkeel ak fukk ak benneelu biwam yi nag ci saison bi tax na daal Sadio Mané dal di romb Didier Drogba mu am téeméer ak ñeenti bi ngir rek doon ñaareelu buteur africain bu gën a xarañ ci histoire ligue bu njëkk bi Sadio Mané daal dinay am téeméer ak juróom benn bi ci championnat anglais bi naataangoom bi lee di Mohamed Salah képp moom moo ko jiitu gannaaw bu mu amee téeméer ak fukk ak juróom benni but. benn ndoxteel yombul li ni mel champion d'Afrique bu bees bi leen di Boulaye Dia du ko weddi benn yoon gannaaw ba mu xam leen ni am na jamono boo xamante ne ni daana doon a bàyyi football ndax daa waroon a dimbali famille am te daa waroon am revenu bu jógee koowul ci wàllum football te it daa rek daa waroon a tàmbale it liggéey mu xamle ko moom attaquant sénégalais bi laata muy yokk ci ay kàddoom ni waaye nag daa mës a am yaakaar ndax si boppam amoon na illusion wu ñëwaat ba noppi bés ñëw mu daal di réussir. Boulaye nee na nag 4e division la doon jouer opportunité ñëw yàlla def mu jàll ci benn rek équipe 3e division bu mu ratewul étape par étape la ko bëggoon def te daal dina koy def mu xamle ko ba tey moom moomee di Boulaye Dia ci ab waxtaan bu mu sekkoon ak ñenn ci suñu naataango.
mu ngoog file sax la ñuy yem ak yéen tey ci xibaaru bés bi jaajëfal leen ci safoo bi ànd bi ak kóolute gi dig leen daje ba beneen ak yeneen i xibaar.